moo la motivé ba nga bind ak lu tax nga tànn titre boobu noonu. waaw dama bëgg préciser rek li ma bind yëpp dama koy assumer première ba dernière ligne parce que 2013 fekk na ma pare ko 2015 éditeur bi ni ma dañuy génne ma ne ko non nañu liiraat jox avocat mu xool parce que dellu ginnaaw du si am te taxawuma benn yoon ni journaliste yi dañ leen ger dama ni est-ce que dañu toll si foo xam ne journalisme dafay jeex pour que guerre jël fa place laaj la bu ma samp parce que dañu toll ci information de communication mooy lan damay nekk journaliste ma dem ba mu yàgg ma génn ci rédaction may liggéeyal benn entreprise wala may liggéeyal benn homme politique wala may liggéeyal benn marque ma woo journaliste yi nii leen ñëw leen dama am conférence de presse wala damay lancer benn produit ma dem fay li nga xam ne moom mooy entreprise bi ñu ni ma boo bëggee sa papier bii génn ñu envoyé la équipe da nga ñuy fay 250 000 wala 500 000 ñu def bon de commande fay 500 000 bés ba jot ñu envoyé reporter équipe ñu ñëw bu ñu ñëwee pour ma gën leen neexal ma génne 50 000 jox leen ñu kontaan seen xol sedd technicien bi moom bu paree day dem wàcce élément am toog journaliste mooy bind bu neex xalamal ki nga xam ne moom mooy marque boobu te li may wax nii dafa am par exemple si industrie pharmaceutique da ngay ñëw bind ni produit bii moo baax garab bii moo baax bii baaxul mais est-ce que da nga wax nga nit ñi ni leen public reportage laay def nekkuma di def information parce que information pour ñëpp la waroo far fenn warul am xarma yàlla malheureusement demeewul noonu donc bu ñu demee ba nga xam ni que nii li ñu daawoon ñu jàngal muy la rédaction doit être souveraine moom mooy déterminer sujet yi moom mooy choisir angle de traitement yi mais ñu dem ba nga xam ne léegi service commercial mooy woote ni bu ngeen yeewoo suba ñett yi commercial la boo xoolee bu ñu ne ñett yi commercial la ñooñu ñoo njëkk dem ñoom la ñuy jox oto ña nga xam ne nag dañuy def ay intempo ak dem defi reportage Sénégal dina football final baag yi loolu ñoom nañ dem débrouiller wu mais ñett yi nga xam ne fay nañ ba pare ñoom bu fekkente ni que ni intéressé wul nit ñi sax loolu la ñuy njëkk teg moom la ñuy ubbee journal donc moo tax ma ni faaw ñu dellu si waat ca date ba dellu ci waat ci li nga xam ne moom mooy journalisme ñuy collecter di traiter di mettre en forme di publier parce que lii am na valeur ajoutée pour ki nga xam ne que ni moom moo ñuy déglu moo ñuy seetaan moom moo ñuy lire. ndax livre bi dafa doon réponse si li nga xam ne jot nañ kaa doon si texte si la note si at yi nga xam ne moo weesu. mën nga lire livre bi de la première à la 173e page doo si gis loo xam ni man la concerné parce que ba may bind dama doon bind pour samay naataangoo moo tax may cité ñu bare damay cité Golbert cité Mame Less Camara nga xam ne dafa ñu jàngal ni journaliste bu nangu ñu ger la yaa ngi mel ne jigéen bi jaay boppam buñ la tëddee ba pare jël xaalis dugal ko sa suufu soutien mu nekk lu ñu metti woon donc man si journalisme laay wax si ay xew-xew laay wax si biir Ndakaaru ci yeneen régions yi Sénégal wax ci kaawu correspondant de presse yi wax ci kaawu animateurs yi wax ci ni ñuy defee programmation musicale wax ci matériel bu ñuy utiliser parce que bu ñu demee ba nga xam ne léegi Sandaga la ñuy dem di fa jënd matériel rajo ak télévision y a problème matériel rajo ak télévision du Sandaga lañ koy jaayee dafa am fu ñu ko war a wutee dafa mel ne léegi ñun ak animateurs yu ngénte yi ñooy am ñun ak ñi nga xam ne kenn ñoom ñooy def ñooy filmer reportage yu ngénte yi ñooy am et yooyu nag man laay dénoncer ba pare bëgg nag suñu mag ñi dellu si waat pour jàppale xale yi ba nga xam ne journalisme dana delluwaat place mais lu jëm ci sama wax bi may def propos liminaire laa nii occasion la parce que itam nit da ngay am ay conseils tey dama am xarit ci métier bi am si ay mag am si benn avocat bu ñuy wax maître Moussa Sarr boo xam ne lu may def dinaa ko woo ni ko Moussa lii loo si xalaat mu ni ma defe que nii defe que nii ba démb avant juma dañu toog mu ni ma boo toogee ñaari point yi foog nga vidé que ñu door a jàll si leneen mais sa avocat bu la nee defal da ngay def man si loolu lay dox bu doon sama sago bu fekkee livre bi bu mu génnee ba pare am na benn journaliste bu ko lire toog xool ni bis ni ki tey lii ma daa woon def jaarul yoon danaa ko changer ça veut dire que man atteindre naa li nga xam ne moom mooy sama objectif. tey jii journalisme gis nañ rëdd yi nga xam ne tey jii naka lañ mën a def ngir tentative yooyu noonu wala boobu gën a jëmbal li nga xam ne moo di liggéey journaliste. d'abord journaliste foog mu jàng booy dugg si métier da ngay xam lan yan loi ñoo ko régir da ngay dem ci inspecteur du travail nga toog bu ñu la joxee contrat nga yóbbu ko ci inspecteur du travail mu ni la lii baax na lii nii la lii du nii lii bu ko nangu nga wut avocat boo xam ni
en tant que journaliste parce que xamoo kañ la ak fan la ak naka la mu conseil la ni la contrat bi mën nga ko signer parce que ñun ñëpp dañuy signer te duñu xam sax li ñuy signer lan la bés boo demee ba da ngay bàyyi waa ji song la c'est un problème donc tey nañu mettre les journalistes dans des situations d'incorruptibilité xam nga suñu techniciens yi tey jëlal benn cadreur caméra bi muy gàddu pendant 10 ans 15 ans boo moytuwulee bés buy retraité dootul am épaule micro yi ñuy utiliser da nga koy xool ci kaawu corona ñaata journalistes ñoo fi am corona parce que peut-être entreprise bi jëlul woon li nga xam ni que ni moom mooy les mesures idoines ñaata journalistes ñoo fi feebar seen ay patron di leen seetaan ba ñu génn àdduna bu ñu génnee àdduna ñu ñëw def comité ndàmpaay ñëw génn 200 000 250 000 jox sa njaboot mais defal ko ci bi muy dund signer ko contrat selon la convention dama si nekk non seulement di si liggéey ci li may bind mais ci institut de formation bi ma ubbi dama ni am na ñoo xam ni bëgg nañu journalisme mais amuñu niveau bac plus 3 mais nañ leen créer te maa ngi ci liggéey bu baax ak ANAQ-Sup ak 3FPT ak direction de l'enseignement technique et professionnel ñu créer un diplôme intermédiaire diplôme de reporter de presse waa ji il a le niveau du bac def na 2 ans 3 ans mais nañ ko bàyyi mu def loolu waa ji dafa doon filmer ngénte bëgg na ñëw léegi nekk li nga xam ne moom mooy cadreur mais nañ ko former benn 6 mois mu xam le b.a.-ba du métier xam ni que ni moom amul droit parce que am na suñu métier amul droit fekk benn jigéen mu toog par exemple si boîte de nuit jigéen la bu ñu xam mu ñëw filmer que dem génne ko te fekk amul autorisation ko dafa war am autorisation ko bu ko defee en tant que cadreur moom dañ ko war a jàpp bu demee tribunal dañ koy daaneel ñu bari si ñun dañuy dem ba tribunal doorey ni ndekete kon yoon kat lii la wax ñii nii ñu ngi wax ci Casamance mais qu'est-ce qui se passe journaliste bu fi génne image yu soldat militaire sénégalais boo xam ni que dañ ko jàpp en otage buñ la woowee dig dañ lay jàllale fi nga xam ni que ni moom mooy kaso te sa patron fee lay toog di la seetaan boo waxee mun la man yëguma woon fekkeewu ma parce que patron yi si ëpp léegi seen tur dootul nekk si li nga xam ni que ni moom mooy kayit yi seen doom wala seen xarit wala seen jarbaat la ñu fay teg toog sacrifier nit kooku moo tax ma ni nañu delluwaat ci li nga xam ni que ni moom mooy la formation entouré wu ci ay professionnels yoo xam ne xam nañu législation sociale liñ la war a fay ñu la koy fay à temps ba pare kon ne tey ku fi grève parce que sa salaire tombé wul le 8 ñun ñoo koy njëkk wax mais ñaata organe de presse ñoo fiy toog ba le 25 du mois suivant kenn du la fay doo ko wax te dafa nekk loo xam ni kenn ce sont des réalités journalistes yu bari am ñu retraite moo tax bi ma demee RTS dama toog ba mu yàgg ma ne man neexul ba neexul mais liggéey RTS moo gën yomb moo gën a neex si fi nga xam ni que ni moom mooy presse sénégalaise boo nekkee RTS da ngay am prix mu fajar am prix mu guddi am prix mu meewu tamxarit da ngay am prime 20 000 francs da ngay am prime d'habillement da ngay am 13e mois am prime de congé mais yooyu amoo ko ci yeneen entreprise de presse yi moo tax tey ku si dugg RTS ba ñu recruter la booy dee fa ngay toog mën nga dem ba mu neex la nag nga gis lu gën nga jël benn disponibilité 3 ans 4 ans dem liggéey feneen gagné tuuti xaalis dellu soit mais dans les entreprises privées malheureusement la ñu war a jox nit ñi kenn joxu leen ko et ça c'est vraiment dommage. waaw jigéen ñi dans la presse faaw ñu wax dañu am ay jigéen yu baax si li nga xam ne mooy suñu métier dama si tudd ñoom Jacqueline Fatima Bokoum ñoom Maymouna Ndir bu RTS dama siy tudd ñoom Racky Noël Wane dama siy tudd ñoom Evelyne Mandjouba dama siy tudd ñoom Maymouna Ndour Faye ñoom Ndeye Fatou Sy mais ñooñu dañ ak ñoom Aminata Mohamed Diop ñoom Gadiaga Diop dañu taxawaloon li nga xam ni moom mooy journalisme mais tey da ngay gis ay journalistes yoo xam ni ay jigéen ñoo xam ne dañuy dugg ci métier bi bëgg nañu xëy na amuñu yenn jàng yi bëgg nañu am nañu diplôme bi mais amuñu ku leen recommandé bu ñu ñëwee waa ji defal leen test ba pare ni la waa affaire nag dafa am nu muy demee balaa may wax patron bi que yow baax nga wala baaxul nii lay demee mais nga gis suñu koy nangu te bare na si am na si ñoo xam ni je crois si dans si livre bi 3 à 4 cas am na si kenn koo xam ni dafa ni ma man dama ñëw ci rajo bi 9h 10h 15h ñu dugal ma antenne musul dugg ci studio rajo 15h mu dem antenne ñu jàngal ko technique nu muy pousser curseur yi 18h patron bi jël ko yóbbu ko hôtel dafa xëy benn jour ni bëyët daw parce que boobu sonn na boobu waa ji lijjanti na ko ba mënatul te loolu du loo xam ni que ni dañ ko war a nangu ci li nga xam ni que ni moom mooy cette presse là moo tax keroog bi may dégg suñu grande sœur
Khady Aïdara bu RTS mu ni man dama dugg RTS te defuma promotion canapé dama ni kii li muy wax bu sañee taxaw wax que ni c'est parce que xam na ni dans la presse yooyu am na fi il faut que suñu jigéen ñi dans la corporation ñu leen di protéger il faut que suñu jigéen ñi ñu leen di jàngal il faut que suñu jigéen ñi ñu teg leen situation boo xam ni que ni ñi nekk si biti duñu leen jot parce que boo commencé génn télé commencé génn rajo homme politique bi célébrité bi waa ji am xaalis nekk bureau dafa lay xool ne yu kii moom ku baax la lu muy njëkk def mooy day woo kenn ku nekk foofu mais seen ndaw soosu doo ma jox numéro waa ji jaay ko sa numéro ngeen dem tuuti mu may la oto mais ku la teral tëral la ku la may oto woo la invité la benn yoon ñaari yoon bu la nee mais lii laa bëgg nga def ko te ce sont des choses qui existent dans ce métier là il faut qu'on arrête ñu fay jigéen ñi fay ñëpp li ñu leen war a fay man bu may wax corruption du ger jël xaalis joxe rek mais yooyu daf si am dans ce métier là am nañu ay jigéen yoo xam ni que ni ay référence lañu Ndeye Doom Diouf bi nekk Cameroun actuellement moom moo waxoon moom Aminata Mohamed Diop ñu waxtaan ak man leen y a des femmes de passe dans la presse ñu ne ma wax ji de ñaaw na mais s'il y a des femmes de presse que vous les hommes de presse ngeen bañ a nekk des hommes de passe aussi mais bu amee femme de passe c'est parce qu'il y a des hommes de passe refuser d'être des hommes de passe donc ay mbir la yoo xam ni faw ñu si insister kenn ku si nekk xam mooy kan parce que nag ëllëg yàgg day ñëw de ba fu mu mën teere da ngay ñëw ah non xam nga reporter yi damay wax ni que dafa am ñibbi junne am na ay journalistes yoo xam ni doo xam fu ñu bokk suba su nekk dañuy yeewu gàddu seen sac gàddu seen enregistreur di wër hôtel yi boo ñëwee man RTS laa nekk taxaw ñun la waaw moom dafay xool TFM ñëw na 2S ñëw na Sen TV ñëw na mu xool ñi ñëw mu ne ah tey de 7TV ñëwul mu dem bind turam si liste moom mooy defar liste bi bind turam ba pare taxaw ni jox leen ma lii per diem man maay séddale bu ñu ko joxee le temps que ñee def interview ak di collecter information mu dem dugg ci benn roq bu dee 100000 la mu génnee 50000 def si poche am ñëw taxaw bu ñu paree ni waa mais kuy gérer per diem bi mu ni non man jox nañ ma ko mi ngi nii ba pare nag collé enveloppe bi wane ni que ni ubbiwu ko gars yi ne mais ubbil mu ne non yow saa yi ubbil kooku ubbi xool 50000 la nous sommes combien nous sommes 30 mais 30 boo koy diviser par 50000 c'est un problème da nga gis nañ ci jour boo xam ni 2000 francs la nit ñi doon jël pour dem ñu koy xeex nag c'est pas normal moo tax ma ni nañu mettre les journalistes dans des situations yoo xam ni dinañu mën liggéey normalement bu ñuy génn am oto bu leen di yóbbu wala ñu jox leen passe taxi ni Sidy Lamine Niass doon def dafa daawoon génne passe taxi teg ko sur la table booy dem ñun la fii nga jëm ñu ni mi ngi nii dafa naan par jour 20000 francs la am wala 30000 la am mais ñu xool équipe matin équipe soir na lañ koy séddoo ñekk dem dellu soit mais bu fekkee yow kiy dem joxoo ko passe ni aller ni retour bu demee lu mu fa fekk jël te bu ñëwee boo ko nee angle de traitement bi lii dafay ñëw defal la angle de traitement contraire ak yow la nga ko waxoon te doo si mën dara parce que dañ ko fay moom laay tuddee l'ère de l'information de communication wala boog sax infomercial nga xam ni tey service commercial ñoom ñooy ñëw le matin ni rédacteur en chef 5 reportages commercial mi ngi nii waaw et puis moom rédacteur en chef dafay nangu mun si dara yaakaar naa ne que ni saafara yi bare na code bu bees bi convention bees bi mi ngi fii ñoom Bamba Kassé def nañu dernièrement les assises de la presse di ñaan yàlla patron de presse yi gën a góorgóorlu c'est vrai que métti na parce que mës naa dégg El Hadj Kassé conseil du président mu ni les entreprises de presse au Sénégal ne sont pas viables mais xëy na la formation mën na changer parce que itam damay di joxe exemple sama benn jeune bu nekk immédiat depuis 2-3 mois Younoussa Gueye bu ñëwee nga jox ko contrat mu xool dafa naan la man li nga ma bëgg fay nii du noonu du nanguwuma dem toog këram bi ñu nekkee Sen TV mës nañ ko def benn xale bu jigéen Adja Kos Faye pour ne pas la citer ñu ñëw ni ko sa contrat mi ngi nii ñetti weer lii lañ lay fay mu ni législation bi dafa ni contrat de stage lii lañ ma war a fay la contrat de stage di fay moo ëpp yéen lii ngeen ma bëgg fay pour 3 mois liggéeyu ma leen maa ngay dem sa ñibbi sama kër toog fulaak fayda boobu la ñëpp war a am bi si des ma anticiper que parce que Nafi mi ngi koy wax léegi mooy est-ce que da ngay ragal ay critiques wala yooyu ragal du jam guy yàlla xam na ni sama diggante ak sama borom bàyyiwuma xel benn critique bàyyiwuma xel lynchage sur les réseaux sociaux ni rien parce que nag boo bëggee defar faw nga am le dos large nangu ñu lay critiquer parce que itam yow tamit nit nga comme ñëpp
da ngay def ay erreurs comme ñëpp dans ce métier là ku si taxaw ni mosuma def erreur waxuloo dëgg man bu ma nee bu fekkee li ma gëm mooy li am parce que dañ ni un journaliste bu ñu la joxee cadeau bu ëpp 3000 francs ger nañ la 2800 et quelques je crois mais dama koy globaliser dañ ni journaliste bu nangu cadeau bu mët bu ëpp 3000 francs boo ko nangoo rek ger nañ la mais ça veut dire que man kon mës nañ ma ger parce que dem naa ñu jox ma per jot ma jël donc ce sont des mais benn moment da ngay toog nga xam ni que ni lii du yoon il faut que nga rappeler waat nit ñi te loolu formation rek moo ko mën a def moo tax ñoom Pape Alé bi ñu créé l'école de la convention c'était très bien ils ont été les premiers moom ak ñoom Ayouboula Fall créé l'école de la convention jël journaliste amul diplôme wutal leen ay bourses de formation ba pare dem di wax ak patron de presse yi ni leen jàppale leen ñii ñu am au moins un tout petit peu tey Sénégal dama koy wax journaliste bu fiy gagné moins de 150 000 francs c'est parce que quelque part ña ngi lay exploité journal bac plus 3 ku ko fi am ngay fayu moins de 150 000 francs ça veut dire que ñu ngi lay exploité technicien et professionnel cadreur ak yooyu ñoom ñëpp dañu am benn niveau bu ñu leen teg bu fekkente ni fay nañ leen moins que ça ñu ngi leen di exploité te kan moo ko sañ wax li si gën a metti nag mooy boo paree nga dem porter plainte tribunal du travail ñu jël dossier bi enrôlé ko yóbbu ko fi nga xam ne que ni moom mooy palais de justice ñu dem def affaire bi ni patron bi na fay bu fayulee bu fekkee fayul chaque jour lii mooy ndàmpaay bi mais da nga si gis ko am dafa si topp pendant 10 ans di daw te du am dara parce que patron de presse bi fa mu mën a egg moom ba am lu mu fa joxe yow doo fa egg te du la ko jaral am na sax ñoo xam ne dañu naan balaa may xuloo par exemple yaa ngi may wax critique mais man leen wóor na tey gisatuma patron de presse au Sénégal bu may taxaw naan ma benn kaa ñu liggéey ensemble parce que dafa naan kii ay problème rek la may indil et yàlla xam na ni mosuma dem procès ak benn patron de presse dañuy liggéey ba mënatuñu ma ñëw si njëkk ak teraanga na ma ko defee woon ak Sidi Lamine jour bu ma koy quitté le 3 novembre 2000 un vendredi dafa ma nommé chef de desk 11h ma def journal midi 12h30 ma génn dugg bureau ni que sëñ bi neex na trop mais bàyyi naa mu ne ma du loolu ma ne ko noo baax na nañ bàyyi te dem donc ça veut dire que ni daal am nañu lu bare lu ñu mën a liggéey suñu métier parce que nag c'est un métier noble et qui peut nous amener li may di wax si les deux pays palais présidentiel wala palais ba nekk fa ca gannaaw nga xam ni que ni prison la jëmee merci.